King FM Midi Culture asalaamaaleykum. Midi Culture. toogaanu ñaxtu la élèves yi jànge ca institut Sainte Jeanne d'Arc bu Ndakaaru xëye subaka tey ca buntu l'école ba ngir ñaawlu kon seen naataango ya ñuy tere ngir ñu muuru fekk booba kon jëwriñ jore wàllum njàng mu kawe mi di Cheikh Oumar Anne wax na ni ndongo yi am baccalauréat ci atum 2019 bi ñoom ñëpp ci université publique yi lañ leen di orienté njàng mu suufe mekk mu digg doomu mi moom te ñu ci daal di nar a suubuwaat ci ay waxtaan ak syndicat jàngalekat yi sëwru seen bu SAEMS moom lam ca gis moo di kun man di andi baax na waaye li ñu bëgg moo di la nguur gi daal di jëfe la ñu dige woon ak ñoom Cheikh Mbacké Bara Dolly nee na moom coowul pétrole ak gaz bi ba ci ArcelorMittal faaw mu daal di koy jébaane ja pencum ndaw réew ma reportage bi tey ñuy wéy di waxtaane l'accident yi am ci kaw tali bi li mbokk yak leneen buñ ci noppee danañ ci boole yeneen i ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan mu gën ci afës kon fukk ak juróom-ñeenteelu édition festival Clap Ivoire di ngeen dégg kàddu yi kon réalisateur sénégalais ya fa teew caricature nekk nataal yoo xam si dañ koy def ngir daal di cay deftal ay yëf loolee itam dinañ ko waxtaane ci bile jotaayu xibaar nataal bi gan gi ak li ci yéene kaay ñu xëyandoo mooy bural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ci feggoog Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. rekk di nuyu mboolem auditeur bu King FM. mi ngi noonu kon na leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy dugg ak yéen ci yaatal gi ak coow yi nga xam si mooy wéy di am ca institut Sainte Jeanne d'Arc bu Ndakaaru. moo tax sax xale yu jigéen yi nga xam ne ñooy jànge ca boobu l'école tey dañoo am toogaanu ko ñaxtu nee nañu duñu nangu benn yoon ñu bëgg a fësal li nga xamante ne si moom moo di rek ku muuru du jàngee ca boobu l'école ba tax na daal jamono ji may àddoo kon ñu ngi amal lu ni mel waaye nag boobaak léegi jëwriñ yi nga xam ne moom lañ dénk wàllu ko njàng mu mel ni que ak tey la ci demee ci mbir mu ni mel la. wàllum njàng ak njàngale la ñuy des ba tey waaye bile yoon ci njàng mu kawe mi la ñuy wax ak dogal bi ci jëwriñ ji ko yore daal di yëkkati. moom Cheikh Oumar Anne xamle na ni sax ren ji mboolem ndongo boo xam ne am nga sa baccalauréat kenn du la yóbbu ci école yi privé yi dañ lay fas yéene yóbbu ci école yi nga xam ne nguur gi moo ko moom nee na nag bor yi nga xam ne yoreel nañ ko l'école yooyu gouvernement bi dina def kéem kàttanam ba fexe ba fay leen lu ni mel ñu déglu ci Umu Hakimu Aaj. njàng mu kawe mi nar a am ay coppite yu bees benn ndongo dootul demati ci établissement privé yi te nguur gi dina def kéem kattanam ba daara yi kawe yi gën a yemb Cheikh Oumar Anne mi ñu dénk njànge mu kawe mi moom moo xamle loolee. 2019 dañ lay orienté ci université bi nga xam ne gouvernement bee ko moom mooy université publique yi am Sénégal ak école yi nga xam ne enseignement supérieur la ñu bokk te gouvernement du Sénégal bachelier yëpp foofu lañ leen di orienté bâtiment yi nga xam ne gouvernement du Sénégal président Macky Sall moo ko joxe woon instruction nañu yokk université yi seen capacité loolu université du Sénégal yëpp la concerné dinañu pare projet construction 100 laboratoire scientifique ci université yu Sénégal yëpp dinañu pare projet construction ENO yi nga xam ne liggéey nañ leen ba tuuti ñoo ci des dinañu tabaxal enseignants yi ci université ay bureau yi nga xam ne foofu la ñuy jàngale. mu yokk ci ne lu jëm ci wàllum bor bi nguur gi amal établissement privé yi état bi tàmbali naa fay bor boobule. ñoom jox nañ leen añ parce que 12 milliards lañ leen waxoon dinañ leen ko jox ci at bi jox nañ leen 4 milliards jox muy ndékki jox leen 4 milliards añ ñu añ ba pare ñu ne ñu ndax dinañ leen jox 4 milliards yu reer yi ñu ne leen ñun ci liñ nekkoon ci lañ nekk mooy dinañ leen ko jox. nguur gi nar a dakkal contrat ba mu amoon ak établissement privé yi ndax at bu nekk coow day jib seen diggante ak établissement privé yooyu le. Umu Hakim waa ci loolee kon ci njàng mu kawe mi la waaye kon ci njàng mu suufe mekk mu digg doomu mi mu mel ni Cheikh Kanté la nguur gi nar a yabal ngir mu wóyal waxtaan yi. moom waxtaan woowee sax nar koo sekk ak syndicat yi jàngalekat yi waaye sëwru seen mi nga xam ni mooy secrétaire général bu SAEMS la mu gis rek moo di mbooleem loo xam ne nguur gi diggee woon na ko ak ñoom na ko daal di rek matal moom sëwru seen ay kàddoom Serigne Saliou Seck la ko dénk. choix au président de la République loolu aussi moom may chef de l'État mu choisir ses collaborateurs bu dee am na question bu demee ni question monitoring des accords chef de l'État sakku woon à l'époque que mu am benn jëwriñ pour jiite liggéey boobu choisiroon premier ministre tey premier ministre amul je crois que moom ci moom la dépendre mu kenn ku mu woolu pour que mu diriger travaux yooyu que kooku tudd Cheikh Kanté wala mu tudd keneen loolu du suñu mbir mooy bu ñu taxawee ak ku mu mën a doon na gis les préoccupations yi nga xam ne jàngalekat yi dañ ko tegoon ci table bi dafa fàttali aussi liggéey bu ñu war a sumb ak gouvernement au Sénégal du liggéeyu négociation
négociation parce que négociation jeex na ba ñu am protocole donc lii des kay mooy bu ñu toogee ki nga xam ne mooy diriger monitoring bi mais mu jox kaddu gi ministre bu nekk ci département kooku wax lii laa def lii laa nekk di def lii manqué ñu xool loolu manqué naka lañ koy mottalee pour que vraiment accords yi ñu matérialiser ko de façon définitive donc ci dynamique boobu la ñu nekk maintenant ki koy diriger quelle que soit la personnalité l'essentiel est que loolu pouvoiru chef de l'État la te ñun dañ ko koy reconnaître l'essentiel est que pour ñun jàngalekat yi luñ ñu yónni woon ñu xeexoon ko ba xaatim ko ci këyit mais na nguur gi fexe matérialiser ko parce que nag quelle que soit personnalité buñ fa teg quelle que soit wax juñ fay wax bu dee wax ji kese moo fay nekkaat te ñu bañ ko matérialiser mais bien sûr situation bi day jaxasoo waat. kaddu yi Sewru Sène nekk secrétaire général bu waa SAEMS ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. King FM, première radio digitale du Sénégal. dañuy wax ci kon député Cheikh Bara Dolly ak kaddu yu mu yëkkati. moom nag mbiri 94 milliards la bëgg ñu indi ci ak leeral nee na boobaak léegi ay dànkaafu gu ne def na ko waaye mu mel ni ak tekkaaral la ca nemmeeku ba tax na fa séenewut a bàyyi lu ni mel ndax mbiru Petrotim ak ArcelorMittal bëgg na mu leer moo tax sax mu daal di xam le ni moom dina daal di déposé waat beneen recours foofee ci assemblée nationale fileek ay bés moom Cheikh Bara Dolly Mbacké dañuy teewlu ay kàddoom. xam nga coowul 94 milliards yi waxoon naa ko nee naa su fekkee am na lu ñu war a wax am na leneen lu gën a doon farata 94 milliards yi ndax gis naa ne tey boo jëlee ArcelorMittal 2500 milliards ñu perte ko te ki ñu ko perte loolu du kenn ku may le ministre Aly Ngouille Ndiaye loolu def naa ci demande d'enquête parlementaire bi ma ko defee dañu ko jël sànni ci àll ba 29 milliards yu Prodac Mame Mbaye Niang def naa ci demande d'enquête parlementaire ñu jël sànni ci àll ba Petrotim di Alioune Sall def nañ ci demande d'enquête parlementaire mais yëpp dañ ko jël sànni ci àll ba benn rek leen ñor muy 94 milliards yi c'est parce que 94 milliards yi dañ ci tudd tur Sonko mais nun li ñu jàppoon ne fa la ñu waroon a ubbi demande d'enquête parlementaire moo nekkoon ArcelorMittal ak Petrotim te gis nañu yooyu yëpp ñoom nanguñ cee wax danañu continuer waat defaat ay demande d'enquête parlementaire de nouveau ci wàllu Petrotim ak ArcelorMittal bu Assemblée nationale ubbi waatee ndax duñ leen mas a bàyyi. mu nekkoon kàddu yi Cheikh Bara Dolly Mbacké dañuy daal di yegsi kon ci reportage bi ñu wéy di wax ci l'accident yu bëri am ci kaw tali bi. mi ngi wéy di faagaagal ay doomu aadama saa su nekk ñu koy dégg moo tax nag askan wi joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xam ne ñoom ñoo di chauffeur yi ñoom tamit daal di nañu rek addu ci wàllu ko wu ni mel kenn ku nekk kon yaa ngi koy jiiñ sa morom ak lu ci mënti am Aminata Ba doxantu woon na ba ca Liberté 6 ñu teewlu ko ci ab reportage. ay oto yu gaare ay nit yoran ñu ngi fii ci garage clando bu rond-point Liberté 6. chauffeur yi amagul client ñu fekk leen fii ñu toog jàpp nañu accident yu bëri yu ñuy nemmeeku fan yi ci réew mi li ko waral mooy ñàkk yar dawalkat yi ak tali bu baaxul. la plupart booy dugg ci région yi day am ay doodaan yu bëri ci entrée yi donc bu fekkee guddi gi la bu fekkee ni gis ñu doodaan yi amul ay panneaux de signalisation soit kii ñu ko peinture ñu doodaan yi oto yi bu ñu ñëwee mun nañ see dal brusquement aussi oto yi chauffeur yi aussi la plupart guddi gi dañuy nelaw ñàkk yar rek parce que même fii da nga koy gis da ngay gis yenn gars yoo xam ne ñu wane ne am naa rek. ñàkk moytu ak formation bu jaaxul ci yoon ci auto école yi moo indi accident yi bu ñu sukkandikoo ci madame Diallo ak Pape. auto école boo buggee dégg-dëgg instant yi ñu si loolu auto école sax moo ko gën a indi parce que ñu bëri tey arrière avancé la ñuy jàng si biir garage dem si auto école tey joxe benn 90 000 wala benn 100 000 francs ñu lijjanti la sa permis benn code ngay def benn conduite. ku gisee ñun yàgg nañ ci tali ñu ngi dawal mais jigéen ñi prudence bi muy am peut-être xëy na góor ñi. yàkkamti bi aussi. état bu Sénégal dafa war a lëkkaloo bu baax ak waay takk der yi ngir ñu jël ay matuwaay ba accident yi wàññeeku. alkaati yi ñuy teg si tali bi ñuy bàyyee xel pour chauffeur yi nañ fa bañ a nekkal seen poste nekkal fa tey ji tey yoon. état bi matuwaay yi muy jël mooy lenn matuwaay nañ njëkk a nay brigade prévôtale bi nga xamante ne tey moom moo géré wàllu alkaati yi ñooñu nañ njëkk a jël seen matuwaay di contrôler alkaati yi tegu si tali bi bu baax a baax. lu ëpp ñeenti téeméeri doomu aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci tali bi ci at bi ñenn ci askan wi teg baaxaamu tuuma état bu Sénégal ak di ko woo mu exiger oto bu nekk am ñaari dawalkat ak tamit mu doxal permis à point ngir ñu mën a teg ay daan chauffeur yu teguwul ci yoon. di ko jaajëfal bu baax a baax Aminata Ba midi moo jot ba tegal juróom-ñeenti simili ci aéroport international Blaise Diagne.
boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Koumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur ak internet yu King FM. fay naa la Koumba Ba xibaaru bitim réew dañ koy doore ak réewum Zimbabwe ak tiis wa nga xam ni yeewu waa lañ ko ni ki tey jii ka fa nekkoon njiitu réew di Robert Mugabe moo wujji boromam. kon Robert Mugabe moom mu ngi faatu ci jamono ju nga xam ne mu ngi toll woon ci juróom-ñeent fukki at ak juróom xibaar bi démb kon lañ ko joxe ki ko joxe di ki ko fa war a wuutu di Emmerson Mnangagwa ci compte Twitter am Robert Mugabe ñu ne dafa tawatoon ba ñu yóbbu woon ko hospitalisé ko ay weer a ngi nii fële ca Singapour ci jamono ji nga xam ne nag nekkoon na ko ci nguur ga def na fa fanweeri at ak juróom-ñaar ci bopp réewum Zimbabwe ba jamono ji nga xam ne wàcc na ci atum 2017 la woon Robert Mugabe ci parcours am ci wàllu politique nag ñu ne nit ku amoon détermination dogu lool waaye it wane xarañte gu mat sëkk mu jiite réew ma kon atum 1980 ba 2017 commandant Mugabe nañ ko doon woowee nekkoon ab icône def lu am solo ci li nga xam ne mooy wàllu libération nekk pour réewam nekk ab panafricain la woon ñu ne ci àddunaam yépp daf ko def kon ngir émancipation bu réewam maanaam fexe ba askanam moom seen bopp. ñu daal di dem ca Nigéria ak étudiant ya nga xam ni ñoom ñoo nekk ci réewum Afrique du Sud jamono ji seen xel dalul ca la fa xew ba tax na ab app la ñu jox autorité yi ngir ñu yóbbu leen. kon association nationale bi ëmb étudiants yi fekk baax ci réewu Nigéria moom moo ñaan ay ressortissants wam di doomu Nigéria ya nekk ci Afrique du Sud kon ñu daal di jóge ci réew moomu ñibbisi kon laata altine kon altine mooy àpp ba altine bi ñu dëgmal kon corps estudiantin ba dafa xam ne daal ne ñoom dañ fas yéene tàmbale kon attaqué defante ak sud-africain yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Nigéria te seen entreprise yi kon dañu fas yéene nee nañu attaqué ci altine bi lañ ko fas yéene tàmbali looloo waral ba ñu woowaat seeni doom pour ñu ñibbisi waat ci fàttali kon ci talaata gi nga xam ne weesu nañ ko ay manifestant yu fekk baax ci réewu Nigéria ñoom ñoo meroon daal di wàcc ci mbedd ma foofee ca Lagos kon daal di fay def ay xeeti violence yoo xam ne ñiñ fa ciblé woon daal waa Afrique du Sud la yi dund seen réew te yor fa it ay bërëbu liggéeyukaay yu am solo. ci Afghanistan moom ak cong gu fa am tax na ba fukki doomu aadama ñàkk ci seen bakkan am ñu bari ñu ci am ay gaañu gaañu. kon loolu la ñu xamle ñu ne fukki doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ci cong googu benn militaire bokk na ci ñoom bu fekk baax ci réewi Amérique naka noonu beneen militaire boo xam ne ab roumain la ñu ne naka ñeent fukki doomu aadama wala lu ko ëpp jëlee nañu ay gaañu gaañu ci cong googu foofee ca Kaboul ci alxamis gi la amoon kon démb ci suba ga beneen attentat boo xam ne daal ñi ko revendiqué mooy taliban yi muy ñaareelu cong gi nga xam ne groupe armé ba amal na ko ci loo xam ne matul sax ñaari ayubés ci jamono ju nga xam ne ba tey ay négociation di ay waxtaan tàmbali woon nañ ko diggante américain ya ak taliban ya ngir fexe ba xool naka la ñuy def ba génn ci conflit bi waaye daal mu mel ni waajaguñu coo génne ndax lii beneen paala buy wane ni daal violence ya ñu ngi fay way joor fii la ñu yem tey ci xibaar yi ñeel biti réew. jaajëf Koumba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou di nuyu Dior Mbodj ak bépp auditeur bu rajo King FM. fay nañ la Papa Madiakhate Sarr tàggat yaram dañu koy dooree coupe du monde basket ñeel góor ñee am ca Chine kon dinañ daal di tàmbali phase finale yi waaye benn réewum Afrique du ca bokk. benn réewum Afrique du ca bokk noonu nga ko waxee Dior Mbodj ndax ñoom ñëpp daanu leen éliminer démb ginnaaw jongante yi nga xam ne jeexal nañu ko ci phase de groupe yi Sénégal Nigéria Angola Côte d'Ivoire ak Tunisie ñoom ñëpp dañu leen a éliminé ba tax ñoom daan wéyal jongante yi waaye mu doon rek ay jongante yoo xam ne day ñeel qualification it match de classement ngir mën a xam rek ana kan mooy jël benn place bi nga xam ne war nañu ko teg ci table bi ngir ñu qualifier ci Jeux olympiques yi nga xam ne moom moo fas yéene amee ca Tokyo ca Japon ci atum 2020 ñoom nag guléet benn réewu Afrique bañ a dem ci phase finale yi ba muy mujj rek lii daal di am ci atum 1998 la woon yeneen réew yi ñoom ñi nga xam ne qualifié nañ daan wëyal tey ji li nga xam ne moom mooy phase finale yi jàppaleen ne sax tey ci suba am na ay jongante yu jot a am Nigéria dafa daan Côte d'Ivoire 83-66 Angola moom dafa ñàkk diggam ak Iran 71-62 lañu ko daan Pologne ak Russie Pologne moo daan 79-74 Serbie daan Porto Rico 90-47 am na nag yeneen ñeenti jongante yoo xam ne jamono yi ñuy àddu yéen tàmbali na ñett yi tàmbali na Argentine
Argentine Venezuela Chine Corée ak Tunisie Philippines bu midi toftalee fanweeri simili nag Espagne ak Italie ñooy laale fàttali ne Sénégal moom ëllëg ci samedi gi bu midi jotee lay laale ak Allemagne altine ci bëccëg gi mu laale ak Jordanie di ay match li nga xam ne moom moo di barrage. ñu daal di wax ci wàllu nawetaan nag phase nationale yee doon am ca Louga kon ONCAV daal dina xayma li nga xam ne moo di jongante yooyu. mu nga ko ONCAV def na ab xayma ci fi ñu tollagum ci compétition bi ñuy waajal li nga xam ne moom mooy final yi ci senior yi daanaka xayma gi la ñu ca gis moo ni spectacle bëri na ci jongante yi naka noonu it ay but lu jëm ci wàllum koppar nag daanaka bu ñu jëlee li ñu dépensé ak la ñu jot ci koppar fu mu toll nii fukk ak benn million ci franc CFA mu ngi seen ak kees loolee nag waa ONCAV di ko rafetlu démb la ñu doon janoo ak taskatu xibaar yi foofee ca Louga dañuy teewlu seen njiit di Amadou Kane. les matchs seniors yoo nga xam ne joué nañ ko muy mel ne 68 match la 68 match yi mu am 121 buts ñuy dugal donc soo xoolee léegi mu ngi mel ne match bu ne am na ñaari bi loolu pour ñun record bu baax la te du ay match yu ndaw kade yi moom 4 poules la woon benn poule bi 5 la yeneen yi kar mu nekk 17 équipes kade yi tamit lu ñu joué 32 match 58 buts marqués yaakaar naa ne pour ay xale yu am moins de 17 ans loolu c'est encourageant c'est une très bonne performance carton jaune yi 77 la carton rouge yi 9 la donc loolu ñu yaakaar ne xale yi dañ leen war a encourager donc recette bi 29 millions 202 mille bi da nga siy génnee lépp lu nga xam ne nekk na charge organisationnelle charge bi mooy lu ñu lay stade yi lu ñu lay chaise yi ak bid yi leneen ak leneen loolu mais aussi lu ñu organiser cadet yi phase yi soo xoolee esthétique yi ma joxe mun naa wax ne su ma fondowu loolu phase yu gën a populaire mooy moo gën a bëri équipe moo gën a am popularité aussi moo gën a am ambiance d'accord c'est vrai que la mairie de Kébémer suñu officiels yi nekkoon à Kébémer peut être auberge bi moom moo ko fay quoi c'est-à-dire ñun on a demandé des chambres ils ont mis ça à notre disposition mais xam nga lu am solo mooy que ku participer na xaalis ku participer na à partir de son énergie de son déplacement te loolu moo ñu galvaniser. mu nekkoon ay kàddu ko Amadou Kane di président bu ONCAV di kuréel gi jëm ci lépp lu jëm ci wàllum activité vacances jàppale na final football bi ci senior yi xam nañu ko ni ki démb war a dox diggante R100 bu Thiès ak équipe bi di Yamatoñ nekk ca Ziguinchor Yamatoñ bu Ziguinchor démb dafa daan déggoo bu Kébémer ginnaaw tiro bi di 6-5 ba temps réglementaire bi jeexee kenn dugalul sa morom dara R100 bu Thiès moom it tiro but la mujjee gagné UAR bu Kaolack ci 4 tiro but à 2 ba temps réglementaire bi jeexee it kenn dugalul sa morom dara. ñu daal di def ak porox ndoll ci mbiri FIFA ak match qualification yi nga xam ni ñeel na Euro 2020 waaye tamit lu ñeel mondial 2022 ba ci match xaritoo yi. loolee dañu ko tàmbali niki tey ci tàmbali na sax niki démb jëm tey ci àjjuma ji ba ci weekend bi yëpp tey jàpp leen ci àjjuma ji jongante yi nga xam ne jàpp nañu ko Allemagne dina laale ak Pays-Bas Slovaquie di tase ak Croatie Écosse ak Russie daanu tase Belgique moom dina dem daje ak Saint-Marin ca dëkkam lu ñeel nag qualification euro yi ba tey ëllëg Serbie dina laale ak Portugal France di tase ak Albanie bu dee ay jongante xaritoo la nag tey ji jàpp leen Chili ak Argentine daanu laale Côte d'Ivoire ak Bénin dinañ tase Tunisie ak Mauritanie ab jongante la Maroc Burkina naka noonu it match amicaux yi ba tey ni ko ëllëg États-Unis d'Amérique dina laale ak Mexique Costa Rica di tase ak Uruguay lu ñeel nag match éliminatoire mondial 2022 ba war a am ca Qatar premier tour éliminatoire yi fii ci Afrique tey ñaari jongante Comores ak Togo Gambie ak Angola fii la ñuy sax daal di yamale xibaaru tàggat yaram yi Serigne Saliou Dior Mbodj. jaajëf Pape Sarr xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy doore ak fukk ak juróom-ñeenteelu édition festival Clap Ivoire. mi ngi noonu démb lañu ko ndar képp kon ci alxames ji ñu ci bari nag fësal li nga xam ne moom moo di seeni film naka noonu nekk ñaari doomi Sénégal yi nga xam ni teewaloon nañu réewu Sénégal ñoom tamit joxe nañu rek seen gis-gis ci li nga xamante ni si moom la yëf ya tëddeek la ñu wane ñang nag ñu ngi am xel mu dal ci xaar résultat yi nga xam ni tey dina rotandi kon dañuy déglu Mariam ak Babacar Fall ci waxukaay Serigne Saliou Seck.
génn ak sentiment boo xam ne bu doy waar la entre guillemets ndaxte seetaan film ci salle de cinéma bokkul ak nga seetaan ko feneen donc bañ génnee naturellement jot nañ waxtaan ak nit ñi bon jot nañ ay critiques instant yoo xam ne bon c'est positif on croise les doigts comme on le dit yaakaar résultat yi génn comme ça incha allah ñu ñigeek suñuy victoire. projeté nañ ko ci jàmm di wax alhamdulilahi rabbil alamin waaye benn côté rek laa xam ni xaw na ma ci tuuti mooy le fait que buñ koy projeté qualité image yi desoon na quoi xaw ma neex tuuti donc loolu moom xaw naa ko mettitlu mais à part ça tamit ñi ngi dundee yaakaar rek parce que xam nañ ni def nañ film dama bëggoon juste wane ni carrément que nit ki mun na nekk fenn foo xam ne dañ koy xeeb mu trouver fa bonheur am. mi ngi noonu kon nekkoon ay kàddu yemareem ak Babacar Fall teewal Sénégal foofee ci fukk ak juróom-ñeenteelu édition festival CLAP te muy xewee ca Côte d'Ivoire dañuy woyal kon xibaaru caada yi wax ci caricature nekk ay mbir yoo xam si dañ koy def ngir am luñ cay wundu mu mel ni que ab nataal la ñuy fësal léeg-léeg nag aw dessin lay doon dessin woowee nag dafa am ab bataaxal boo xam ne dañ koy bëgg rek daal di fësal jaarale ko ci dessin boo xam ne day xoromu lool waaye nag am solo lool fii ci Sénégal nag bari nañuy yëngu ci wàll woowu léeg-léeg sax dañuy nekk ci këru yéenekaay yi ngir di fa fësal seenu ko liggéey ñu déglu ci reportage yu Aminata Ba. mi ngi noonu kon dinañ ci dellu si waat ci kanam tuuti bu fekkee ni rek yemb na lu ko mooy dañuy daal di wax kon mi ngi noonu ñu teewlu Aminata Ba. politicien artiste homme politique wala sax nitu diine kenn du mucc ci xeetu nataal yi ñu naan ko caricature mu di ab xeetu dessin boo xam ne dafay soppi melokaanu nit ki ñu koy def Omar Diakité ñu naan ko Odia caricaturiste la ci journal La Tribune. lii bu doon carrière la day jóg dem bàyyi ci journal bi mooy la satire en fait maanaam mais nga kaf ci bool ci kaf bu nga xam ne dafay ànd ak firnde dafay ànd ak dëgg maanaam nit ki boo ko buggee caricature ay yàlla baaxee na ko yaram dafa xaw am yaram boo ko war a dessiné dañ koy def nit ñoo xam ne dañuy gën a am yaram daal dañ ci yokk maanaam yokk boobu moo nekk xorom si si je peux dire. njëriñ caricature mooy daal di ci jàllale ay xibaar wala ay message ci anam bu reetaanlu. loolu nag moom mooy vraiment rôle caricature en fait boo ko seetee tubaab bi lu ma ko inventé noonu la ko parce que caricature yi ci ngeen mën a jàllale lu bare te daf koy nit ki daf koy jëlee ak kaf ak ree mais ci biir capacité bi dinañ ci gis dëgg donc loolu la ñu wax véritablement un peu la satire quoi ci tubaab. ñiy liggéey ci wàllub caricature ñu ngi bëri ba léegi ci presse bi ci bu ñu sukkandikoo ci Odia. caricature mi ngi am ba léegi boo seetee journal comme Le Soleil da nga xam ne mooy quotidien national am na 3 caricaturistes yi dessinateurs yi bëri nañu fi boo sootee journal Sunu Lamb am na benn dessinateur bu fa nekk chaque jour ba mooy wane ay dessin ci lamb ji lay wane mu tudd du. liggéey caricature nekk lu am fii ci réew mi waaye demeewul noonu ba tax na suñu interlocuteur di ñaan ngir ñu am kër yéenikaay bu ñu jagleel caricature rek comme ni fi Kafaar Libéré nekkee woon. jaajëf Aminata Ba di jégalu kon ci kàddu yooyee Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey ñu leen di gën a xamaleek Omar Bassoum. moom nag way cosaan lay way Omar Bassoum moomee ànd na ak Samba Jabare Samb naka noonu ndem si yàlla Njaga Mbay moom mile ba tey daa dina rek nekkoon ci groupe Dandele Ñol naka noonu yàgg ànd ak ay artistes fii ci Sénégal Omar Bassoum la ñuy daal di teewlu ab nataalam ak Mamadou Sow. yaay la joor ngoon la tiir bi ma ca benn baat ko joor ay sa daa ko du sambaak baat maak ma xurey jaag joor do ñaawe papaale do ñaawe jiyo la doon Omar Bassoum ku ko dégg sa xel dem ci ndaanaan mu doon ku ràññeeku lool ci jouer xalam mberaay di ab ndaje bu ñu faral di ci nemmeeku woyu ànd ak rythme xalam kii di Omar Bassoum di kenn ci ndaanaan yi nga xam ne mat nañu ko te mën nañu ko waral mu amoon taxawaay bu am solo ràññeeku it lool ci musique traditionnelle sénégalaise. jëf ju baax rek ak nga def jëloo rek ci ni ma sama maître waxee Samba Jabare nee na woon lii buum boo xam ne lu waaye ma sa def ci lu baax dañ koy tënk ci buumu xalam boo liggéey ñu nettali ko lépp rafet. jot na sax wayandoo ak i ndaanaan yu bari ci wàllum musique ku ci mel ni Baaba Maal wala Oumar Pène mu ànd it ànd bu yàgg ak ndaanaan yu mel ni Samba Jabari Samb wala ndem ci yàlla Njaga Mbay. Omar Bassoum nekkoon na it membre sa groupe Dandele Ñol bu Baaba Maal baatam bu neex ba doon ànd ak rythme xalam Omar Bassoum doon na ci nettali taarix wala jaar-jaar yenn ci suñuy jàmbaar ak it ñaax nit ñi ngir ñu xam seen cosaan.
Cheikh Omar nga bañ njagara Amadou Cheikhou doom jaa nga segu makkee nga nooralam di julbe albumam bi mu duppee Waalo di benn bu mu mës a amal di firndeel li ni mel laata bi nga xam ne le 15 mai 2015 moom Omar Bassoum wuyu ji suñu borom gannaaw feebar bu gàtt bu ko daaneloon. jaajëf Mamadou Sow Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. ganu xibaar yi tey ñuy dalal Diaw Diop. Diaw Diop nag ab jeune talent la nekk artiste boo xam ne lii tax ñu gën koo xam mooy way wi mu génne woon daal di koy duppee laccum moom nag yemul foofu ndax mi ngi wéy rek li nga xam ne moo di carrière am moo tax sax mu daal di génne yeneen ñaari way séq na waxtaan wu ya ak Ndeye Mati Dieng ñu teewlu ko. Diaw Diop ñu ngi lay nuyu te yow yaay invité bu rédaction bu King FM ngay waykat boo xamante ne nag bi nga commencé yàggul ndax mën nañ xam exactement kañ nga commencé musique ak tamit sa premier single bi nga génne muy Luccum Luccum ndax mën nga si dellu si waat. Luccum voilà c'est vrai que moo tax Sénégal yi bari découvrir bu mais Diaw Diop commencé woon na def la musique pratiquement 2011-2012 après une émission qui s'est passée sur la TFM le 2018 la yàlla def mu di ko lancé suñu single mu tudd Luccum Luccum voilà Sénégalais yi ak voilà am ci ay retours yoo xamante ni voilà ça nous a vraiment fait plaisir parce que moo tax grand public bi découvrir ñu. dañuy seetlu ne bi nga commencé ba léegi thèmes yi ngay aborder yëpp dafay laal mbëggeel wala sax nga aborder mbëggeel ci boppam lan moo waral loolu lan moo tax defoo sa choix ci yeneen thèmes yi. pas thématique bi may du fi ëpp mbëggeel parce que je pense que je viens juste de lancer 2 singles c'était juste pour l'entrée je pense que dans la vie stratégie parce que li man balaa nga ni naam defa selon moi tey je peux pas venir du jour au lendemain commencer waaw ñu lay def donner des conseils wala développer des thèmes yoo xamante ni voilà alors que les gens déglooguñ moo xamaguñ mooy tout ça donc pour moi c'était une façon bu nit yi gën ma mën a may nopp gën ma bàyyi xel am na yeneen thèmes yoo xamante ni ñu koy développer. Diaw Diop gis nañ la ngay ànd ak artiste boo xamante ne kenn dootu ko présenter Sénégalais yi ñëpp xam nañ ko muy Yoro Ndiaye kon ñu bari dañuy jàpp ne génne album jafewu la lan moo tax Diaw Diop génneegul album ba léegi. amatul industrie de disque boo xamante ni moom moo fi nekk même les plus grands artistes ils arrivent à sortir un album ici au Sénégal pour ñu jaay 1000 CD rek problème parce que c'est un problème qui est déjà là nit yi du ay lecteurs la ñu utiliser léegi yam na yeneen moyens yoo xamante ni moo gën a sophistiqué donc pour le moment dina war a am ay système yoo xamante ni artistes yi bu génn album dinañ ci gis seen bopp à moins que ñu génn album pour juste pour avoir le titre de l'album et jéem a teg seen mais pour le moment muy man di la nouvelle génération c'est plus les singles yi nga xamante ni moom ngay mettre en avant le temps ñu gën a am benn aura bi donc bi après bu ñëwee inchallah ñu doog ko teg sur la. est-ce que moo ngi sa xel nga def comme ni nga xamante ne sa morom yi soogaam commencé ñoo ngi koy def mooy ku ci génne benn single wala ñaari single dem song ay salles yu ci mel ni ay grand théâtre ak yeneen est-ce que loolu mën nañ ci xaar Diaw Diop. bon je pense que bu question que ñu tamit song parce que fii ku ci nekk am nga sa staff et je pense que c'est un travail d'équipe tey ku ci nekk bu demee ba projet boobu moo xam fi mu toll parce que ku ci nekk yaa xool ni nga gérer sa plan de carrière donc am na ñoo xamante ni de par seen plan de carrière yi ñuy teg grand théâtre tamit salle rek pour man samay ambition ak samay vision et loin de là challenge bi tey du dem grand théâtre pour man challenge bi mooy comment faire pour exporter notre musique mu bañ a yem juste ci entre suñu 4 coins yi nga xamante ni moo nekk suñu réew. duñ lay gis ngay teew ci événement wu nouvelle génération bi lan moo ko warul da ngeen amul ay relation wala lan la. ñoom ñëpp c'est mes frères parce que tey but général bi lan la Sénégal gagné et comme tey lu bari nit mën ñaar ñoo ko daax et je pense que tey nit muy man bi sama morom yi ñëpp même mouvance bi ñu war a dem mooy xool essayer d'être solidaire ñi ma ci dégganteel ñu ngi déggante ñu ngi kale peut-être mooy comme ni ma la wax voilà man dama opté par rapport à tout moi je joue dans des endroits yoo xamante ni c'est beaucoup plus fermé c'est pas trop accessible pour grand public bi parce que c'est des endroits plus fréquentés par les touristes ak ñeneen ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk lu ci ëpp les week-ends et autres damay jouer kon pratiquement alhamdulilah autour de toute l'année loolu la te des fois voilà bu fekkee nit ñi dañu am événement bu dee du événement yu mag a mag ñoom bu ñu jouer ci yenn endroit su ko defee du ma mën a fay samay contrat sama tour ma ci dem fekk mais n'empêche ñu ngi déggante ñu ngi waxtaan ñu ngi collaborer ñu ngi préparer ay projets ensemble. Diaw Diop ñoo ngi lay jaajëfal yaa nekkoon tey suñu invité ci Midi Culture ngay waykat. jaajëfal nañ ko baax Ndeye Mati Dieng ñaar fukki simili ak juróom-ñett moo toftal ci midi ñu dikk génn ci li ci yéenekaay li ci yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. tey ci aljuma ju sell ji yéenekaay yi dafa mel ni dañ leen a wax ni képp ku sëpp sa xalima ci daa di bind te bindoo ci li xew ci njàng mu kawe mi sa xalima sànku na sa daa naax saay ba tax muy le Soleil national l'Observateur la Tribune L'As Les Échos Vox Populi Sud Quotidien ñoom ñëpp ñoo xëy di ñu xamal ni gouvernement bu Sénégal wan na gannaaw établissement privé yi ubbil Sud Quotidien yéenekaay bi nataalu Cheikh Oumar Anne di jëwriñ
jëwriñ ji yore wàllum njàng mu kawe mi la xëy fësal ci aw xëtam mu cay xamle ni élèves yi am baccalauréat ci atum 2019 bi ñoom ñëpp ci université publique yi lañ leen di orienté maanaam université yi nga xam ne nguur gi ñoo ko jiite Le Soleil national ne dogal boobee nguuru ko Sénégal moo ko jël ngir jeexal bor yi nu yoreel établissement privé yi Vox Populi ne nguuru ko Sénégal ak établissement privé yi bu nekkoon ab sëy manees nanoo wax ni sëy ba tas na ubbil yéenekaay bi journal bi ne juróom fukk ak juróom-ñaari junni yu topp téeméer ak fanweer élèves yi am baccalauréat atum 2019 bi ñoom ñëpp ci université publique yi lañ leen nar a tas Cheikh Omar Anne di ministre de l'enseignement supérieur ne bu ci kenn am xel ñaar ndax nag lu mën a nekk la teyit dinañ ko booleek lépp lay tax ba mbir ma du tàggatémbe bépp mesure buy waral daara yu kawe yi attan étudiants yi nguur gi dinañ ko teg ci taabal ji Cheikh Omar Anne yokku ci ne borop ñeenti milliards yi nu yoreel établissement privé yi itam dinañ ci def seen kemtulaayi kàttan ba fay bor bi ba mu mat sëkk laata atum 2019 ci lan jàppe woon dorog bu bëri te takku ca port bu Ndakaaru ubbil l'Observateur journal Rue 15 angle corniche bi ne si ne bar ba nu jàppe woon ca port bu Ndakaaru ca ñanu tegoon loxo bàyyi nañ ca ñeenti tubaab ci biir journal bi doyen des juges ak procureur di leeral la tax ñu may leen bàyyi pa néggandiku ñaari doomu Allemagne lanu nekk itam jëkkër ak jabar ak ñaari doomu Italie laas ne may nañ leen bàyyi néggandiku waaye duñu génn réew mi ndax nag ci contrôle judiciaire lanu nekk maanaam yoon da leen di may bët ba keroog mbir yi di leer li léeragul kay mooy kan mooy jiite ñi fare ci kujje gi ubbil Le Quotidien yéenekaay bi ne statut chef de l'opposition soobu nañ ca waxtaan wa waaye ba fii France dalli xëddeen mu Njaay Cissé bu ONG 3D ne ni ci nguur gi bëgg a doxale la waa kujje gi ci boppam dul nangu président Macky Sall nee na dootul nangooti benn ministre muy taxawaalu ci lu yiteelul askan wi tax nag yéenekaay bi des médias bii di La Tribune jàpp ni président Macky Sall dafa kidnappé ay ministre am ba noppeet bëggu koo dooree ko séminaire gouvernemental jëmale ko ci phase 2 bu plan Sénégal émergent te it lépp waxoon na leen ko ci conseil des ministres bi mu doon jiite conseil des ministres boobee amul woon premier ministre tax Le Témoin quotidien jàppee ko un gouvernement sans gouvernail te lépp li ko waral moo di poste su premier ministre bi nu fi jëlee Pape Gorgui Ndong mi nu jële woon ci bopp ministère de la jeunesse moo xëy nekk ci xët wu njëkku réew mi quotidien di fa xamle ni APR di parti président Macky Sall bi te mu bokk ca amul benn organisation bu baax li baaxul te yéeme moo ngi ci journal Les Échos yéenekaay bi ne ca Yëmbal benn téyër moo fa bëggoon a takkub ñaareel doon ca waxtaan ak aawo ba la ko aawo ba tontu nag moo yéem ñépp ndax waa ji ba mu fa jugee dafa xaru ji jaajëf Serigne Saliou Seck ci li ci yéenekaay yi kon wàllu musique la ñuy tàggatoo Serigne Saliou ajuma ji moo tax kon ñu digtal leen woyu freestyle bi mu duppee mi daal di معازي بالباهي الذي خدمتي رما من النار وشيتا نهر وسط دما بربي لا هدى بموعد الأزمان سالمت من الهدى mi noonu kon mbokk yi foofee la ñu yem ak yéen ci Midi Culture yamoo itam ak li nu cërale woon ci waxtu jeex di la jaajëfal bu baax a baax Dior Mbodj jaajëfal nañ la Serigne Saliou Seck jaajëfal mboolem koo xam ne mi ngi doon bàyyi xel ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn cant ak ngërëm ñeel na bu baax a baax Daouda Gueye mi nekkoon ci machine bi production Kaderlo digital Yacine Pouy léegi-léegi kon DJ Cool mooy ñëw wiyal King Feeling lu mooy looloot maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yem bu mbokk yi yàlla na jàmm yàgg Midi Culture